Élégance Attitude, votre boutique unisexe, leader incontesté dans le domaine de la mode vestimentaire de tout genre, vêtements, hommes et femmes. Seya vous propose aussi des parfums de classe confectionnés avec soin pour vous offrir un choix varié. Pour toute information, veuillez nous contacter au 77 463 48 98 77 463 48 98. Seya, la marque des Aldès et Gentlemen, vous propose aussi des livraisons partout au Sénégal. Mesdames, Messieurs, amis fidèles téléspectateurs, Zone 7 TV, bienvenue sur votre émission préférée. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de Zone 7, la télévision Les 4C. nee naa la xale bu baax baa ngi nii xale bi askan baa ngi nii xale bi nga xam ne tubaarkàlla macha allah moom la xale yi bëgg xale bi nga xam ne tubaarkàlla macha allah mag ñi moom lañu jiitaroo muy DJ Jules borom noflaay borom fi nga xam ne moom mooy Cité Damel ah tubaarkàlla macha allah 26 tund boobu noonu foofu wax DJ Jules rek gars yi xam nañ la est-ce que du Sénégal gars laa toj tamit maa ngi noonu saafër laa la da ngeen may comprendre wax dëgg yàlla xam naa ne simple ma ah ñi may seetaan bi xam nañ ne simple ma loolu moom wax dëgg yàlla lu nekk nag mun ngeen ko wax DJ Jules lay kii nangam sàngam des si DJ Jules daa waane non non damay saaf mu ngi noonu ay ci noonu laay def di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñu baaxoo di seetaan la moon ngeen ma lool waaye wax dëgg yàlla maa leen rawoon tubarkàlla macha allah tey nag dama ànd ak ki nga xam ne moom mooy une charmante demoiselle elle se nomme Sali Diop vraiment depuis Rufisque jóge fi nga xam ne mooy Tëngéej dëkku maam kan sax maam Kumba Lambaye ah maam Kumba Lambaye sunu maam jooju noonu xale bi tamit bëgg ngay wax léegi daal bàyyi ba ci kanam noonu bëgg nëbb téléspectateur yi wax dëgg yàlla ndax xale bi bu waxee nga xam ne ndaanaan dëgg may wax bu reetaanee nga gis suuri bi toq daa bi ci kii bi waaw ñoo nuroo lépp dañoo nuroo rek gis dañoo kase nuroo montre ah nuroo lépp mu ngi noonu tubarkàlla ay ci noonu ñu def di nuyu ñi nga xam ñoom ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi di ñaan suñu borom yàlla daal leen jëlee foofu ñu nekk tubarkàlla ba ñu mën a delluwaat seen ay famille ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci prison yi wax dëgg yàlla les détenus di leen di ñaanal yàlla wax dëgg yàlla ñu génn fu ñu nekk ndax liberté loo ko jëndee rek jar na ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci tali bi tamit ma leen di ñaan ñu daw ndànk dal ndànk ndax oto malaaka la yàgg ci tali bi tamit moo gën li nga xam ne mooy yàgg hôpital moo koy ñaanal ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi sunu xalif bi nga xam ne mooy sët Mountakha Mbacké di ko ñaanal waa Tivaouane waa Ndiassane Thiénaba ak ñëpp rek ak waa Layène tubarkàlla macha allah di bégg bu baax a baax suma yaay suma papa ñi nga xam ne ñooy safoo di ma seetaan wax dëgg yàlla fa ma mënti dem rek ñu ngi topp ak man mère Diop ak Pa Sène mais de mi ngi noonu ayca ma jàkkaarloog xale bu ndaanaan bi Sali noo def maa ngi fi di nuyu naa la fay naa la Sali la nga jong ma lal la laataa boo nuyu askan wi bonjour chers téléspectateurs. Comme vous le savez déjà, c'est Salimata, la nouvelle acolyte de DJ Jules. Et xam naa ne souvent di ngeen faral di ma gis ci seen kanamu écran. Et je suis très ravie de le partager avec vous. DJ Jules delloo naa la nuyoo bi. mu ngi noonu ndeysaan dégg ngeen xale bi dëgg yàlla ah sama acolyte bu bees baa ngi di tubarkàlla macha allah tey nag jël waroon ci gisaale ki nga xam ne mooy Fatima mais nag vraiment li ëmb su xont dafa xaw a feebar moo tax ñëwul léegi nag bu Fatima ñëwul Sali ñëw wax dëgg yàlla day mel ni sotti ceeg def si la tey nag di ngeen gis li nga xam ne mooy El Gringo ah tubarkàlla ci kanam tuuti di ngeen gis lu doy waar te émission bi dafa nar a ala dawme ndax comme ni ñu ko baaxoo defee rek Actubuzz di net la ñuy daal di tàmbalee ci li nga xam ne mooy week-end setu tey bi ah ce qui fait les à la une de nos journaux li nga xam ne mooy def kaa ci réew bi ndax xam nga Sali la boo def ci mbir mi mooy man damaa bëgg a kaa barki yàlla si du dugg. da léegi dama bëgg kaa de te loo ci xamul kaa bi tey dafa spécial wax dëgg yàlla yow nag yaay borom kaa yi bala ma cee sori dama leen di wax rek ngeen xaar taaxeel bu baax a baax yéen daal resté scotché toog leen seen ay kanamu écran ngeen xaar bu ñu paree si rubrique Actubuzz yu net dañuy am li nga xam ne mooy rubrique découverte dañuy am découverte li nga xam ne wax dëgg yàlla di ngeen koy gis seen kanamu écran chaque jour dañ leen di andi lu bees tax li nga xam ne dañ koy seetaan daal di fàttaliku li nga xam ne mooy jamono wala fàttaliku li nga xam ne c'est un peu récent ñu daal di koy waxtaanee rek roglaan ko ci suuf ñu daal di koy seetaan mu ngi noonu bu jógee ci loolu noonu dañuy dugg ci li nga xam ne mooy astuce beauté et bien-être loolu aussi dañ ci wàllu wër-gu-yaram ci wàllu santé ci wàllu bëgg sa bopp li nga xam ne moom mooy ci wàllu élégance waaw lépp mu ngi noonu dañ koy waxtaanee fii lépp fi am bu ñu paree loolu nag daal di jublu ci li nga xam ne mooy invité du jour sunu invité du jour tey ndaanaan la ku li fajal bon c'est un grand petit restaurant mu ngi noonu dañ koy am ci kanam tuuti borom clip yu baax yi Crazy Love et Real Life Sali El Gringo borom t-shirt yi aussi. waaw El Gringo on est habillé par El Gringo. tey lii la ma def dëgg du neex génn ma ci rouge bordeaux yow ma génn la ci rose couleur des princesses. xam nga da ngaa mën rose de vu que j'en suis une. mu choisir ma rose. léegi man nag j'en suis quoi tu es un roi c'est normal. wallaay ndeysaan surtout bay jël saan baa ngi nii dëgg neexul léegi bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy Actubuzz di net mën a di tey pour l'Actubuzz du net je vais vous présenter 4 buzz yi nga xamante ne récemment ñu ngi koy dégg peut-être dégg ngeen polémique bi ci vidéo Doudou
ngóor allumette tendance la instant bi ak li nga xamante ne mooy di benn accident bu ñu constaté woon Rufisque benn policier bu bu ay jeunes percuté par accident mais ils ont pris la fuite et d'après les dernières informations on n'a pas pu les rattraper ils ont laissé là-bas leur voiture sans plaque mais tout en espérant que bientôt on aura à les identifier pour la famille des déplorés. ndeysaan mu ngi noonu donc dégg ngeen li nga xam ne mooy kaay xaw ma bett nag wax dëgg yàlla ndax boo ñëwee ci li nga xam ne moom mooy Doudou ak Ngor da ngay dugg ci li nga xam ne mooy famille Baytir Sène. say mbokk dëgg yàlla non bul nekk fii di sa jéem a mbokk yi rek. Ngor ak Doudou boo xoolee suma maam yar bu mu leen yar. parce que boo xoolee ñoom sax ci seen ab demin ak man boo ma xoolee xam nga man ci famille Baytir laa bokkuñu wax dëgg yàlla léegi nag leen dal wax dëgg yàlla dañ leen di masawu bu baax a baax ndax nag liñ naan kuy jéggi dex waroo te jàll ko waroo rey ki nga xam ne mooy lab ñun ay ndaw lañ wax dëgg yàlla te ndaw mooy juum wax dëgg yàlla dañ leen koy jéggal te leen da leen xamal rek ne leen vraiment sénégalais tamit war nañoo bàyyi lenn benn mbir mooy yàqante bi nga xam ne am na ci wax dëgg yàlla bien vrai que c'est pas parce que samay mbokk lañ parce que c'est Ngor Sène et Doudou Sène vraiment donc voilà la personne qui parle avec vous c'est Souleymane Sène Baytir Sène a ngi nii wax dëgg yàlla c'est la famille. cela ne veut pas dire que loolu moo tax ma leen di plaindre mais aussi nous sommes des jeunes yoo xam ne dañoo nekk ci milieu bi te milieu bi lu fi nekk dafa bëri ay gàllankoor dafa bëri ay mbir yoo xam ne daf lay mën a kii wax dëgg yàlla prudence nag est mère de sûreté nekk ci li nga xam ne moom moo wóor dañu ñaan du man rek bokkuma ci da cee gën waaw dëgg yàlla du man rek bokkuma ci da cee gën te nag li leen wax ni li leen dal noonu mën na dal ku ne waaye dëgg yàlla nag li nga xam ne moom laay gën a ñaawlu ci mbir bi mooy yàqante bi nga xam ne sénégalais da koy def ci moromam wax dëgg yàlla di yàq sa morom tey jii nit jox la confiance ngeen di appel vidéo wala voilà nga bëggoo lu la neex parce que tamit des fois noonu lay demee la plupart du temps affaire noonu lay demee da ngay gis nit ki voilà nga am coppatem noonu lay commencé gisante après ngeen gisante échanger numéro waaw miin ko comme ni ma la miinee nii rek comme ni ma la miinee nii rek après mooy loolu ak comme appel vidéo yi ñu doon def noonu di waxtaan di reetaan soo dee xalaat dëgg yàlla moom bu reetaanee xam rek damay tàggoo sama sago dëgg yàlla li lay demee loolu daal laa xam ne dama koy ñaawlu ci mbir yi mooy yàqante bi ndax nit ki bu la joxee confiance la meilleure des choses mooy nga delloo ko la meilleure des choses aussi moom mooy nga jéem a fexe ba li nga xam ne mooy envoyé na la ko nga jéem ko gardel mais nag dafa am benn mbir bu ci am nga la li nga xam ne ci tubay la xewee mën na yeb ci tubay en fait mais di ko génne di ko divulguer parce que yaakaar naa ne mbégteem ba neex war laa permettre ngay génne yeneen tamit di ko def sa téléphone parce que téléphone mu nga ko teg sax après nit ñëw jël ko après voilà divulguer te la majeure partie noonu lay demee da nga ñëw teg sa téléphone gisoo après gars yi ñu ñëw vidéo waat ko ci sa téléphone jël ko envoyé ko ki nga xam ne tamit moom mooy le jeune comment il s'appelle encore Adamo c'est pas Adamo oui voilà man moom mu ngi noonu Adamo léegi nag xam naa juste que mën nañ ne xelu xale leen jàpp parce que mën na daal keneen ku dul Doudou waaw dëgg yàlla xam naa yàlla moo ko jaarale si moom pour jubbanti ñu ñeneen ñi parce que ndaw muy juum tout en espérant que erreur bi dina si jàng lu bari gëm ne que la confiance de chaque personne moo ko mérité peut-être miin nit ki ak ñoom ñaar miin gëm ko miinoon bari doole ba ñu wax appel vidéo ñu sekk dara donc mënoon na yam ci sutura si ñoom ñaar blâmer ma kenn ci ñoom ñaar parce que peut-être bu ko deful woon duñ ko wane ko jigéen ki tamit waroon na am suturaay appel ba ñoom ñaar da woon ak yàlla mu bañoon cee capture bay yónnee ndax tey yaakaar naa ne fu deru Doudou yàqoo ba ñu wax ne Doudou dafa doon def lii ci appel vidéo moom it deram dina ci yàqu ndax keneen ku koy génn ak moom tamit di nga ci bàyyi xel ne ni mu divulguer information keneen mën na ko divulguer noonu te yaakaar naa ne góor ñi dinañ ko daw loolu sax mu bàyyi ci xel. mais mbir mi sali lu ma ci xaw a jaaxal mooy dafa mel ni dafa dem ba nekk tendance. parce que gis nañ ne Ngor génnale na non Doudou moo njëkk a génnale bon voilà son frère aîné moo njëkk a génnale ñu teg si at diir Ngor daal di génnale waaw loolu c'est-à-dire ñu ko mën a jàngatee est-ce que loolu man maa ngi jàng est-ce que du casting benn film boo xam ne dañ koy tourner pareegul ñu bëgg ñoo wax teaser bi wala genre. déglu naa ci quelques seen interview. da nga bëgg a kaan te ñoom ñaar ñëpp koo ci wax mu ne la vidéo yu yàgg la donc nit ñi mën nañ bàyyi ba nga siiw ñu gis avancement. non vidéo yu yàgg la mais. vidéo Ngor ba muy siiw Ngor ñun ba muy nekk ci théâtre Adja ñun ñu ngi ko doon gis. dëgg yàlla koo xam ne vidéo bi xam ne ba mu siiwee la ak rasta yi mu tegoon ak yooyu. si voilà donc bu ñu gëm loolu en fait. samay mbokk lañ waaw. ñu jàpp ne loolu la ñu wax rek. nee nañ vidéo yu yàgg la. waaw ay vidéo yu yàgg. d'accord loo xamante ne ci
seen passé la woon xaw na récent fekk nañu gën a am xelu xale. d'accord. ñu am benn accident benn erreur bu leen dal dinañ ci jàngat sûrement parce que fi mu nekk nii moom Sénégal kër boo dem ñu ngi la naan Adamo Ngor Doudou. loolu accident la quoi loolu ñu def noonu. erreur la te l'erreur est humaine sëgam suñu borom dañ koy tooñ di ko baalu. yàlla kon ñoom tamit duñ leen juger. dëgg yàlla. nee nañ ki n'a jamais prêché qui lance la première pierre donc yaakaar naa ne. moom yaakaar naa ne Adamo xamuma sax de. fais attention daal. Adamo xamuma de ma ne Adamo xamuma da ngeen def voilà loolu la woon ci astuce buzz du net léegi ci diggante li nga xam ne moom mooy Ngor ak Doudou ah wala am na ci leneen lu ci wala ñu wax ci allumette yi. allumette yi comme li nga xam naa danga maa allumette sax. mais bon comme amaguma ci preuve. dégg nga ko naa ko bàyyi rek sous silence. dama am ci lu ma leer toog di ma xalaat. de temps en temps nañu wax devant tous les quelqu'un da ngay toog di ma xalaat. ah xam naa daal duma la xalaat ba raw la yow mi jég saay woo ma ne ma damaa bëggoon dégg sa baat rek. waaw loolu ba ñuy waajal émission bi la woon laal doonoo. dëgg la dégg li mooy sosalaale wala moom mooy sosalaale. mais man je pense que allumette y a plus facile que ça. boo demee bay jënd sa allumette 7500. affaire yi ci jikko la doo fay da allumette waxtu du jàmbur mu topp la. melal ni nga war a mel. soit raffiné soit élégante. mën sa boor mën sa waay defe naa mooy meilleur remède bi. parce que loolu kenn xamul day jàppeem du jàppee bul ci dugal sa loxo. waaw dëgg du ne. voilà soo comme moo loolu kese wala si génne mel ni man donc simple. dëgg yàlla les filles am ngeen atu yi suñu borom may na leen loo xamante ne mayu ko kenn alors defe naa lu ngeen bëgg da ngeen koy am bu soobee yàlla. mais nag allumette dama ci dégg loo xam ne vraiment doy na waar trop ndax koo xam ne vraiment c'est-à-dire buggoo ñu allumette la ngay dégg allumette. allumette ba xëy bés. ñu allumette la. fekk yow yaa ngi woon ci leneen lu dëgër. keneen allumette la. mais c'est-à-dire loolu noonu après c'est-à-dire. tournure loolu tournure bi fan la nar a jëmee askan en fait. mais Souleymane lu dul dëgg du yàgg. mbiru yàlla rek a wóor nga basé wu ci loolu. def li la war defee que naturellement. après adviendra ce qui doit advenir moo gën ngay dem di basé wu ci ay allumette. te man xale lu ma nekk ci moom dafa dégg. adviendra ce qui doit advenir c'est ça. wallaay ndeysaan surtout sa kii la. surtout Lat Dior. wallaay ndeysaan Lat Dior de bañ ko laajee loo bëggoon tubaab dafa ne leen longtemps ndeysaan moo leen boole tubaarkàlla. ci allumette yàlla ba tey. ci allumette yàlla ba tey parce que dégg naa ci sama benn xarit boo xam ne moom fu mu toll nii exam 4e exam la nekk décembre bi di ko woo rek mu ngi koy sonal exam baa may woo parce que man mooy loolu. comme est-ce que briqué wuñu ko. ñaan boo bëggee xam dëgg sa yow ndax position bu baax nga kii. xoolal ci say xaritu copain wala say xaritu kii ñooñu noonu c'est-à-dire ñooñu si ngay xamee ne yow position bu baax nga nekk wala dara sama waajur ma lay wax 4e examen. loolu daa mel ni almet la te loolu seen jikko la yooyu war nañ ko moytu bu baax a baax. dégg di ngeen ko gis noonu ci kanamu écran yi almet yi nga xam ne moom mooy ravager dëkk bi ak li nga xam ne moom mooy tamit kaaw Doudou ak Ngor beneen mbir bi mooy lan ci sax. accident bi am Rufisque. accident boobu maa ngi koy dégg ndax dégg naa ni. ci sama dégg-dégg. yaay borom kaay su ma la bàyyi nga ñëw ci. bon retour yi bëri na. parce que ñi ko def kenn tegagu leen loxo. bi ñu percuté policier bi ñoom dañoo daw. dem ba baax ñi je pense comme information bi amee y a des top y a des flop. mënuñu cee lire rek lañ ci am. partager li ñu dégg. daw nañ bàyyi nañ seen oto baax ñi. y a eu des jakarta yoo xamante ne nekkoon nañ ci course poursuite bi mais dañ koo perdre à mi-chemin donc kenn mujjeewu leen jàpp policier bi il est décédé sur le coup di ko ñaanal qu'il repose en paix et que Firdawsi soit sa demeure éternelle di ñaawlu torop mbir boobu parce que yaakaar naa ne boo demee ba def accident ba rey nit boo dawee peut-être pour bañ population bi jàpp la mais mën nga yóbbu sa bopp police nga déclaré que ne tu as eu à percuter un homme boo paree yaakaar naa dina gën a alléger sa peine. mais pourtant également ci pardonné. moitié pardonné c'est ça donc man ci lu ma dégg mooy ñooñu noonu nga xam ne dañoo def loolu dañoo xawoon a mandi. dañoo xawoon a mandi te yaakaar naa ne nag nit boo demee bu mandi wax dëgg yàlla nga war a mën a toog ba dal. comme que mënoo bàyyi mandi sax mais boo xasee ba def ko. ba yàlla def na nga dugg ci ba nekk au fin fond du sujet bu ko defee nag da ngay daal toog ba dal doo ko def yeneen yi ngay def. ndax mandikat boo ko defee doo ànd ak sa sago léegi nag bu fekkee da ngaa mandi yëg ci li nga xam ne moom mooy oto te ku ne xam ne oto malaaka la dëgg yàlla foo ko jëmale rek fa la jëm mu ngi noonu dafa dégg ndigal bay bëgg dee léegi nag nga daal di seen li nga xam ne mooy alkaate mu ngoo teg sax benn kii booy dévier daal di jaar ci kawam daal di koy faat bu ko defee nag nga daal di ànd ak li nga xam ne moom mooy
problème yooyu noonu daal di koy endossé loolu je pense que ni tamit war nañ koo xoolaat bu baax ñi tamit ñu leen di ñaan bu fekkee dañoo nekk ci benn situation ñu toog ba dal donc doog a def li nga xam ne mooy ay dawal ak yu ni mel am na erreur yoo xam ne sax daf lay peser tout au long de ta vie dafay nekk ci sa conscience donc loo xamante ne mënoo koo fàtte mën nga toog mu créé jural la yeneen i jàngoro demal yoon def liggéeyam après lu la yoon may nga jël man mi am na erreur boo xam ne mës naa ko def ci nga dëkk sama erreur bi laa bëgg a waxaale rek bu fekkee ne permettre ngeen moo dama garaawul sax dégg nga muy nii dama tooyaale ba xam naa du ma mucc sama erreur bi ma defoon sa diggante maag waaw laa ko bëggoon expliquer rek waaye wax dëgg yàlla xam naa ne du erreur boo xam ne tamit wañu si tiri grand chose ndax dëgg yàlla waa ji dama dugg ci boutique bi fekk ko muy jënd voilà manqué la xaalis comme que ñun ay sëdo bay jër la ñun dooleel ko après génn jëlu ma numéro loolu kese la erreur bi loolu dong la dëgg yàlla doo ma neex daal loolu de erreur bi c'était ça donc mu ngi noonu Aïcha bu ko defee ñu jóge daal di jóge ci li nga xam ne mooy Actubuzz di net daal di dugal ci li nga xam ne moom mooy xaar ma xoolale heure damay xoolale heure nii de voilà il est 13h47 minutes donc voilà dañu léegi temps bi daal di jot dañu dugg ci li nga xam ne mooy rubrique découverte bu ñu duggee ci rubrique découverte xam naa dañuy ñuy xool ci li nga xam ne mooy Abdou sama réalisateur bi tey nag dañuy andi benn mbir bu doy waar Sali loo xam ne wax dëgg yàlla dama ko doon fooyee temps booy. say yëf dama ko doon fooyee temps booy damay bàyyi dama leen kii ngeen seetaan ko bëgguma tey jii da leen ko wax après voilà. say yëf daal surprise day doon xooleel loolu. ayca mu ngi noonu comme ni leen ko waxee sànq gis ngeen ko ñoo ko seetaanandoo mu nekk mbir mu doy waar mu nekk li nga xam ne nag xam lu ma ci marqué mooy tamboy sama tamboy Sali foo daan dégg simba day am ci koñ wala dara dama daan feebar yàlla xam na ko parce que man ay simba ay kankuron ay càkkaaba dama ko ragaloon de telle sorte que mais léegi gis nga après damay màgg di ko gën a bëgg tu vois léegi mu dem ba benn moment boo xam ne dañoo bokkoon sax ñi ko doon organiser parce qu'on a eu à diriger des amicales et tout on a eu à diriger des associations mouvements et tout genre léegi nag daf ñuy permettre ñuy mën a organiser ay simba xam nga nekk nag au devant de la scène di gis ñuy fecc mais bu ma xoolee xale yi su ma xoolee sa loo léegi ndurowaal t-shirt jaay tike waaw loolu dëgg la gis nga am lu ma doon kii ci simb si kii bi mooy fu ma gën partie bu gën a ragal mooy dañuy teg benn paanu ndox boo xoolee ci simb si dañu koy gis dañuy teg benn paanu ndox tu vois léegi defaale ci ay samaru kaani ay xorom affaire genre affaire bu ñu la jàppee ngay dëgër wax wan bët kii bi si la ñuy jël sëlam am na kuñ mës a sëlam kaani yow mu génn naan wéy jënd ci keek gën a yomb ñee ko ma naan wéy muy noonu Sali yow yaakaar naa dund nga simb dund naa ko mais j'ai pas eu en profiter vu que dama ko ragal xaw ma affaire bi daf ma def faux bi. fii sa papa yooyu nga ñu toog nii. waaw loolu la ñu saa yi. derrière maman. ci yow papa derrière maman. ñoo nekk ci affaire yi fiddi xam nga fiddi di daw. man daal dama daan nar a ñëw te du ma toog. Cheikh voilà Cheikh bu Sangalkam Cheikh le chauffeur le grand chauffeur borom kos cabinet d'orientation scolaire moo dàqoon a daw simba daawul paas. xoolal yaay ba ko doon jox yaay paas yaayam jox mooy taaw yaayam mooy caatam. bu ko defee mu daal di dem xam nga rek taaw ak caat. waaw da lay bëgg da lay fuyal. bu ko defee mu encaissé sa xaalisam rek dem. xoolal moom ay tàgg filiw lay def filiw. loolu daal xam naa ne li ëpp jàmm mooy jënd sa ticket toog seetaan. waaw moo ëppoon jàmm man nag wax dëgg yàlla ba ma demee ba commencé di ko ñeme
ma dama doon jënd sama ticket yóbbaale sama xaalis bu bari. dëgg yàlla dem seetaan nekk ca ginnaaw nag. di yóom dama leen sax sañ a xool di commencé nag di dem bay nekk ci kanam dem ba ñeme leen dem ba di ko organiser. mu ngi noonu moom mooy symbole mooy li nga xam ne la ñu andiloon tey ci seen rubrique découverte. bu ko paree la ñuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy wàllu astuce beauté et bien-être. wala li nga xam ne mooy bien-être wala li nga xam ne tubarkalla moom mooy wàllu sañse. wàllu élégance dugg ci li nga xam ne mooy wér gu yaram tamit bala neexee dugg ci domaine bu la neex. surtout la joor bi. xam naa da nga bëgg sa bopp. dëgg yàlla leer na man émission bi li muy rëy rëy lee la ci intéressé bien-être. wallaay léegi mais nag est-ce que xam nga ne bien-être ci biir bien-être lan moo ci gënal. waxal eyeliner. xëccal say bopp. fii lay fii. d'accord eyeliner. vu que bien-être dafa yaatu. waaw. dinaa leen proposer ay gommages yoo xam ne c'est à la portée de tout le monde yoo xamante ne chaque jour da koy gis sa kër mën nga ci bañ a bàyyi xel mën nga ko ñàkkal fayda alors que mën nga ko utiliser pour sa peau. man mun naa ko def. tout type de peau unisexe aussi parce que boo xoolee dafa peau bu lisse la comme fi. waa si peau bu xaw a gras la nii bu xaw a. dëgg la walaay Issa xale bi waane na walaay nii la waane wa damay saaf lépp ci saafara gi la rek tarkal la. andil naa leen ñaari gommage premier bi mooy curcuma da ngay poudre la orange Inde lañ ko doon gis mais fi mu nekk nii bëri na fi boo demee marché y a de petits pots 200 250 nga jënd ko tu mélanges ça avec du miel nga bàyyi ko sa kanam au repos durant 15 minutes 15 à 20 minutes nga jël sa saabu comme suñu kanam moo gën a oyof suñu deru yaram nañu éviter di ko agresser parce que savon parfumé yi baax na ci ñenn ñi mais am na ñu mu jigul parce que dafay agresser sa peau donc boo ko defee de préférence nga sangoo sa saabu ordinaire tu te rinces le visage après mooy loolu sa kanam nice ca curcuma ba ak miel bi ca curcuma ba ak miel bi moom. on va vous proposer aussi le limon nga jël que tu coupes ça en moitié nga jël benn bi. limon bu gàtt lay doon wala bu sonn. na doon limon rek. bu la neex nga jël limon ndox tamit. man gisuma limon ndox Souleymane nag peut-être nga jël nga pressé ko tuuti. nga jël ci biir limon bi benn moitié bi nga def si sa pâte dentifrice moo xam booy utiliser après tu frottes ça da ngay gis sa peau grasse yeeg sa kanam ñagas yi muy am. bouton yi sax da ngay gis ne après dafay séché ce qui veut dire que sa kanam dina delluwaat à la normale. dégg nga xale bi dégg nga ko à la normale mais xam nga des fois di nga liggéey ak nit di nga liggéey ak nit ba pare bëgg ko ah man dama koo faa dëgg yàlla. parce que da ngay gis ne buy wax da ngay gis intonation bi ak temps bi mu koy jox ak gëdd beeg yooyu noonu vraiment daal tubarkàlla. lépp raffiné. dégg nga lii. sama maam ma tooñ ak sama yaay. wallaay ndeysaan tooñu ña la de lépp dañ la ko defal ba mu baax astuce beauté et bien-être noonu la demee. waaw léegi dama siy profité. pour Issa Cissé. Issa Cissé Ngari waaw. sama càmmiñ bu baax boobu nga xam ne. ay prestations ongulaires am extension de cils yi du ay faux du ay caaxaan. moo la defal nii. moo ma defar déplacement nag. disponible bu bëgg a dee la njëkkee gis li yàlla njëkk a wax. ñëw ba sama kër. tubarkalla. ay ma fi sa gratuit à domicile lay defal lii à domicile. foo ko woo mu wuyu la muy sa xew. tubarkalla. muy sa réception yi lépp loo mënti xewle daal Issa Cissé boo ko woowee dina la defar ba nga jongo ma gën a belli démb dafa fekk zéro yéegal ma ba 100 tarkalla xale boobu. tubarkalla loolu moom expliqué loolu fekk la zéro yéegal la ba 100. xam nga rek xaw na fekk ma froissé. xaw a ci wàllu beauté. waaw da leer de. da leer defaral ma samay loxo. wallaahi defal ma ponceuse. dindi ma samay cuticule. ndeysaan. defaral ma sama loxo. moom ku baax la posel ma choisir sama moom jàmbaar la moom. waaw mu pare. bàyyi ma fa defal ma ay style. watal ma samay yaa ma gën a xam. tubarkalla watal la leer. sama kanam. tubarkalla pour mu gën a liis. ngeen gën a mën a apprécier ce joli visage. ndeysaan ci man jox ñu numéro ñu xool ku ko bëgg numéro mooy le 77 228 46 69. bantu kër ku dem ba Kër Mbaye Fall di nga ko fa fekk. tubarkalla Mbaye Fall. Issa Cissé Ngari jër ñëw tëmbal glace bu la neexee tàng di naan ba tàng di tuur dëgg tollul noonu. xam naa ne yow suñu waree ñun mooy dàq naqar dëkkal baa neex ñuy bégge bi mu baax Issa ñu ngi lay jaajëfal ci yu rafet yu taaru. yu jekke yi nga xam ne defal nga ko ci soxna si nga xam ne moom mooy Sali Diop la plus mignonne. tubarkalla macha allah loolu lañu leen andiwoon ci li nga xam ne mooy actu buzz net rubrique découvert rubrique astuce beauté et bien-être léegi nag dañuy dugg ci li nga xam ne moom mooy càppaandaw li Babacar Risikaay damay bëgg wax dëgg yàlla lii ñu waajal ko ndax ki nga xam ne la ñuy waaj a dugal moo waral émission bi en général mën nañoo wax ndax boo xoolee ni ñu solo nii. dëgg yàlla yaakaar nañoo def émission waaye nii boo xoolee El Gringo 193 720 kañ xale baa ngi doon lu ma gën a neex ci moom mooy il est un peu polyvalent
day rap ci Haalpulaar. ñëw bu ko neexee rap ci wolof. waaye nag tey dina fi ñëw fekk fi rappeur ndax xam nga Salimata daal laa ci wàll yi. moom mën nga ci bii boor. mën ci bee boor loo ci xamul sama maam ma doon. parce que Baytir Sène ku ko xam ko ci ay dégagement xam ko ci ay mbir mooy noonu muy noonu wax dëgg yàlla léegi nag dañuy dugal nga xam ne mooy El Gringo laataa ñu koy dugal dañuy daal di seetaan li nga xam ne mooy premier clipam muy Crazy Love non Crazy Love la ñuy njëkk a seetaan waaw moom mooy deuxième clip bi moom la ñuy njëkk a seetaan ndax clip bi dafa neex ndax boo ci xoolee la ci waxal li nga xam ne mooy amour wàllu bëggante wàllu li nga xam ne mooy tubaarkàlla macha allah wàllu kii daal wàllu sentiment day si daal daam laal nañu daal li nga xam ne sax wàllu bu nga xam ne koo mën dama koo miis. wàllu mbëggeel lu ma miis. sax lu nooy dugg ne mbëggeel gi joxe liñ ma delloo. 50-50 50-50 loo ma def ma delloo la. tubaarkàlla parce que may dégg ñu naan bëgg naa la après ñu naan la maa la raw yooyu noonu ñu daal di xooli clip bi ñëwaat Crazy Love. You don't know Bungu Day. Bungu Day, yo baby Bungu Day. Bungu Day, yo lele Bungu Day. Kina lava na la via jogi fongu wana jento be. Karu ngari hai Bungu Day, yo lele Bungu Day. Me and you for life, you are my baby boo. Karu ngari hai, you're my princess. Can't get one day I don't need mon cœur. You're my only one. Baby, love me forever. I love you every day, every time. Me and you forever. You're my number one. Let me hand on the father. Hey, me what they do. I feel angel and kiddo. She wanna go. This is crazy love, you know. Come here, Hollywood. You may say kiddo. Hey, you don't know Bungu Day. Bungu Day, yo baby Bungu Day. Bungu Day, yo lele Bungu Day. Kina lava na la via jogi fangu wana jento be. Sarungari hai Bungu Day, yo lele Bungu Day. Me and you for life, you are my baby boo. Sarungari, tay ko amu gold fima baby ar me habata. Tay me sikien songa if you got the go no peden songa ta. Tay ko kiko lente we no mi faraka. Tay ya uji pro ni fie wonu no mi faraka. Tay on si bien natural baby love the farm off you can swing natural to serve love yo lampado armada dala what the heck sang hegiro. I go get cold, so natural, baby, can't get cry, me drum it. See for someone, let me feel you all, go so man, on me from that time. Milando Marco, Hono, Father, see me marry me, drum it. Bungu Day, yo, lele, Bungu Day. Me and you for life, you're my baby boo, not marry. Alelele, oh. Yo, send me fin de what the hood janang ali. Alelele, oh. Yo, send me fin de fima, cosa pomeka. Arfi angel and kiddo, si wanna go. This is crazy love, you know. Come here, Hollywood, you may say kiddo. Hey, you don't know Bungu Day. Bungu Day, yo baby Bungu Day. Bungu Day, yo lele Bungu Day. Kina lava na la via jogi fangu wana jento be. Ok, voilà, mu ngi noonu mu nekk Crazy Love vraiment un gars vraiment pétri de talent. Est-ce que duñ ko pétri de talent même waaw bu la neexee ayca. dégg ma li muy wax mais. waaw
Il a du talent. ci gestuelle beeg vidéo bi. Il a une très belle voix donc je vous demande d'accueillir ki nga xam ne mooy El Gringo moom ma ni nga. WhatsApp bu ko defee tey dañuy waxtaan ci li nga xam ne mooy rap. tey jii boo gisee li wax solo de sax nga xam ne. waaw ñoo ma invité rafetlu waaw dama dégg moom naka la mu ngi cool. waaw mu ngi baax. waaw voilà El Gringo il se nomme comme ni ma leen ko waxee woon donc c'est notre invité du jour. mu nekk benn rappeur vraiment il est pétri de talent nekk ci li nga xam ne aussi moom mooy ci tund bi ndax boo xoolee mu ngi woon au niveau de Noflaay doon fa def ay liggéey yu am solo ñu ko doon gis si podium yi mu nekk di def benn affaire bu nice vraiment donc nag pourquoi pas au niveau ñi nga xam ñoo nekk ci commune bi ñi nga xam ñoo nekk ci zone bi ñu leen di génne parce que aussi lii dafay day bokk ci li nga xam ne mooy promotion li nga xam ne mooy territorial voilà ma maa ngi lay siyaar. ma bàyyi la nga nuyu téléspectateur yi. waaw di nuyu sa assistance bi. aussi ak wér-wér. di nuyu waa zone 7 aussi di nuyu seen téléspectateurs yi yëpp. waaw di leen wax ni tey El Gringo moo fi teew du yomb. waaw du yomb c'est que du lourd d'accord moom daa mel ni ragalul de. mukk Salim ma bàyyi la sa invité. gis nga li mu clip. waaw li ma ak xale bu jigéen ba dama charmant. te loxo bi. ànd ak moom ci ay lieux yu paradisiaque. def seen tête à tête. man bëgg xale ni man dama ko romantique. mais nag c'est un peu kii parce que boo xoolee clip bi c'est en plat. waaw c'est en plat te man boo xoolee bien vrai que bon si labgar naa bi. que labgar ngumbi ma. mi xaali pulaar mais pulaaram. maanaam pulaaram daal. ko seere quoi. waaw seere voilà très bien c'est ça le mot léegi bu ko defee dañuy expliquer. maanaam déjà ba ñu dugg ci clip bi mais pourquoi le nom El Gringo tur bi. El Gringo maa ngi sawra sama benn grand Jules moom moo ma ko tuddee woon quoi. parce que xam nga rek temps booy dañuy xaw a indice quoi ku nekk day jël benn tur. waaw mooy loolu. moom mu xool ma ba mu neex mu tuddee ma El Gringo. El Gringo c'est-à-dire que mooy étranger quoi. d'accord étranger parce que dama terrible woon soo bëggee xam rek maanaam. nga xawoon doy waar quoi xaw a doy waar tuuti quoi. kon ji ku doy waar la woon. nous avons gars doy waar rek. fale ko mu tafal ma benn nom boo xamante ne. bu adéquat bu adéquat way. moom mooy kii bi quoi. mais li ñu wax ci Haalpulaar. boo ñu ko naree waxaat nii dañu koy rabalaatal benn ampex bu ndaw rek ñu xool. waaw bon jox ñu voix bi ci rap ci li nga xam ne moom mooy Crazy Love bi. ñu xool lu muy wax bu ko defee man dinaa jéem a non dinaa am fit tey de dinaa déglu lu mu wax. amoo koy waaj a képp pël bëgg ko wax li kii wax fii. ba tey nag mu daan non man déjà man Sali moo amee rek doy na. saa yu pël la ne saa yu pël la lu mu déggul lépp dina si am tuuti quoi. xale yu pël bu mu mën a kii bëgg a kii si. may ko ci voix bi bu la waxee pare maa koy décortiquer. yo bungu dey yo lele bungu dey hidala bay na labiya jogi forme wota jentobe ndaru ngari ye bungu dey yo lele bungu dey. Me and you for life, you are my baby boo, ndaru ngari. You're my princess, t'inquiète pas déjà donné mon cœur. You're my only one, baby love me forever. I love you every day, every time, me and you forever. You're my number one, baby, how long go fala hey me what I do? Arfijen jalengiro, si wana got to go. This is crazy love, you know, kobe hali wo achiwe sekito. You don't know Bungu Day, yo baby Bungu Day. Bungu Day. Yo lele Bungu Day. waaw man mii sax boo xoolee wax dëgg yàlla Bungu Day bi tabarkàlla Bungu Day bi mooy Bungu Day bi waaw. Bungu Day mooy Crazy Love waaw mooy mbëggeel bi nga xam ne gis nga di dégg xam nga décortiqué naa loolu. am na français am na anglais. waaw parce que dégg naa mu ne je t'ai donné mon cœur voilà je t'ai donné mon cœur I'm Crazy Love je sais pas mu ngi noonu tabarkàlla wax na daal. wax na lu ko neex wax na lu ko neex xam nga li ñaan jigéen boo ko bëggee wax ko lu koy neex rek wax na ko lu ko neex. loolu doon wax noonu laal sama yaay day jaay susal. seen xarit ndax naan la. waaw. dégg naa yëpp mën naa ko wax yëpp. tubaarkàlla mu ngi noonu. ñu koy kontaanee bu baax a baax nga xam ne mooy El Gringo. tubaarkàlla am na lu mu doon wax de defal nii. 1 9 3 7 2 0 lii aussi foog ñu décortiquer ko. yëpp ay code la yëpp fii lay leeree tey lii mooy lan. 1 9 3 7 2 0 dafa ñëw topp si El Gringo bi. auparavant NPAO la woon quoi NPAO mooy puissance la woon mais léegi dañoo boole li nga xamante ne suñu capacité nga xamante ne mën nañ ko si yoon bi te sañ nañ ko ñu def ko ay numéro quoi
léegi numéro yooyu noonu capacité yi ak li nga xam ne yéen mën ngeen ko ak li nga xam ne yéen sañ ngeen ko parce que sànq yaa ngi may wax naa ma yéen ku terrible la woon ku ës waaw léegi nag di nga man sa nit rek laa xam tey ji mu ngi ñëwaat tamit naan ñu par rapport ak capacité ak li nga xam ne sañ nañ ko léegi nag yooyu noonu bëgg ngeen décortiquer ko c'est-à-dire yéen lan ngeen sañ affaire lan ngeen di xaar parce que Talla Diazaka déggoon nañu ko ci rap mo ci woy bi mu ne moom musique am jaral na ko bu nit na ko naree kii mu éliminé ko daala ko waxoon loolu léegi El Gringo lan lañ koy xaar ci musique bi en fait ban sacrifice wala ci lan la sañ wala genre ak numéro yi chiffres yi 1 9 3 7 2 0 waaw mooy logo bi quoi en fait benn numéro bi nga xamante ne série la bi nga xamante ne ça vient de la famille mun ñoo expliquer lépp juste dañ lay defal benn briefing rek mais ak parcours bi ak li nga xamante ne jot naa passé ak actuellement lu ñu bëgg a def lépp daal ëmb na 1 9 3 7 0 dafa ëmb lu bëri quoi mooy suñu code quoi. d'accord 1 9 3 7 0 0 waaw. 7 2 0 7 2 0. code la mot de passe la et voilà entendez que c'est confidentiel. waaw. ba ci seen tamit xale yi. genre mooy numéro matricule am rek. billaay code la code confidentiel xam nga sa numéro mot de passe kii. waaw Wave wala Orange Money doo ko partagé. xale yi lépp lu ñuy def ci code lañ ko def donc nag on a un rappeur boo xam ne vraiment ay mbiram daf ko codé. voilà ñu ñëwaat ci deuxième clip bi parce que tamit boo xoolee Crazy Love. à travers bu guddee bi tamit bon mu nekk clip bu am solo. ngir dugg fi nga xam ne moom mooy fan sax. Village des Tortues. donc ngeen gis ne xale yi lépp lu ñuy def. dañ koy def mais c'est local en fait. waaw moo tax ngeen choisir lieu yooyu noonu. en fait son bi moom loolu la doon laaj quoi xam nga ñun pël dañoo am habitude. dañuy def li nga xamante ne du ñu touriser quoi. dañuy def li nga xamante ne mooy suñu culture. soo demee bay dóor si pël fallait que nga def yëfu pël ba ci habillement yi ba ci village de Tortues exact foofu lañ ciblé woon pour mën a def son bi quoi. mën a def clip bi parce que moo ko laajoon. exactement d'accord mu ngi noonu clip bi loolu la laajoon dugg fi nga xam ne mooy Village des Tortues war a wane li nga xam ne moom mooy tamit environnement boobu noonu. donc loolu la clip bi laaj. parce que yaakaar naa ne tamit Sali moom wax dëgg yàlla Sali ak mbëggeel moom mu ngi noonu. di ko laaj ndax ci côté mbëggeel bi kese ngay rappé wala am nga habitude di rap ci olof wala ci sa làkk rek. non bien sûr man c'est la première fois nii ma def son en pulaar depuis 2017 maa ngi ci game bi. waaw j'ai pas mal de projets. mu ngi ci net bi yëpp muy foofu. mais rappeurs yi aussi mais c'est la première fois ma def son en pulaar quoi mooy clip bi nii. mais yeneen yëpp en wolof la. d'accord parce que en général rappeurs yi aussi bon bu fekkee dañoo woon benn làkk rek dañ si xaw a basé wu. waaw surtout seen langue maternelle. waaw surtout un peu polyvalent di laal pël français di laal olof tamit voilà mooy loolu benn surprise la. te ak sax loolu lañ ci daal fii kër gi ku fi ñëw. faut ñu tester sa talent. des fois nga def ay freestyle. mooy loolu freestyle xam nga maa ngi lay wax sànq naan la rappeur bu bëgg nii jàkkaarloog man mën naa rap fii léegi affaire moom day wàcc day yow on se connaît ay concert wallaay donc les El Gringo bu ñu ko doon xaar ci freestyle wala écoutrik wala lu mu ci doon rek fu muy fël la mais nag en wolof non tey dañ koy tàngal su baaxee ñu dem bro su baaxul sax dañuy dem am jotu xaar légendaire bi ñëw bro c'est normal ma yëngal game bi ay waay mënuma la neex c'est normal kay flip flap damay déranger allo fii foo nekk no maa ngi fi maa ngi fee no maa ngi fépp nëgga esprit noir ni corbeau ndeysaan fils ni gombo dama yàgg jaaxal sama bopp jaaxal samay mbokk jaaxal ñi ma topp ak ñi ma toppal yee okk dong fokk dong rab ba daaf la ñu signé oh maa nigga telam yee tegoo fi tuus ni gel bi ma doxaan ma bàññi mënoo ma neex waros butur ngale wesi ngale tegoo fi tuus rabo xale dugg si ma negal weseng ma dajji ndey porte nga laajte ki fëgg ye benn yo rabo guma damay forales giri pula homie boy ma woo si fit mu jox ma dalal ton bi from the hood la amul lu may ti caamaro ma relève bi maa ngi flambeau bi base ye man nag rap bi rien a changé ni payi si l'orange boy si ci bet ye beg to beg la bégoo baax na yàlla yaana style woo maa ngi sama bopp bre fii dara leeragul fii dara leeragul damay dégg bu ay expression la wax dëgg yàlla fii dara leeragul il a du talent boo ko déggee muy wax da ngay dégg mu daan ay butur ngele versi ne la ba pare ne la weseng day percé dama yàgg nag da nga yàgg lënd waaw lënd Amina di ko nuyoo passage sama waa chambre ndeysaan ñoom Rawa Diagne Amina xale lu ñu may woowee daal ba lënd da ngaa yàgg ma leen di béggee bu baax a baax El Gringo vraiment il a du talent et vraiment boo déggee voix bi aussi nga xam ne il a une très belle voix bi aussi day percer vraiment aussi une voix caressante comme ni ñu koy waxee voix bi boo tamit wax dëgg yàlla beneen clip bi mooy lan sax Real Life
real life ça yow yaakaar naa loolu mooy illustré li nga doon wax sànq mooy da nga xaw a tribal voilà léegi loolu noonu clip boobu noonu xam naa dañu koy expliquer pare laata régie di ñu ko jox ñuy xool clip boobu lan la ba bref avant tout maa ngi siyaar sama gars yi sama fans yi waa Thiaroye gars yëpp maa leen di siyaar ma xoom yi featuring bi man ak sama benn bro la Doucey suñu booy la quoi daan ko ñoo commencé ñoo bokk secteur waaw ñoo dóorandoo quoi en fait ñoo bokk featuring bi def ko mu nice quoi. léegi ñu dem seetaan Real Life bi le temps résidu ñu kale li nga xam ne moom mooy Real Life bi waaw ay ca bu baaxee ñu dem mu ngi noonu. waaw parce que dañuy dem. Yeah. Story from the bottom. Damn. El Gringo 1-9 c'est des 0. Featuring my nigga Doucey, what's up? Like that. I know. Do it. Let's do it. Skill me nigga, yeah, then you talk shit up. Désormais don't you must adapt, man. So don't take it up. Work hard, play hard, nigga. Game time, they sign, nigga. Sa rapport suñ ko gisee muy rap, ay real time la ñu def, nigga. Let's do it. Welcome to the ghetto. Gala undu, gala cleanses. Ba pare doon sa hero. Mënuñu bokk game, nigga. Fuck you, nigga, zero. Gang. Get it. Lëppal bu kawe booy dañu daaw waxal sa MC mu yokk jaw du combat comme yow ak Modou Lo ñu carré sa carré comme ci bolo gumba dugg pourtant maa ngi dox même si ma handicapé woon yow dama daaw ci sabu naa sama nada dëkk naa bépp MC rap jox ma sama gëdd bolo doo dema messi gëju rap la ma laab ma ne naa si def bopp ëpp la ceer ci gal seen team MCF ñi ma siiw bëgg feen jaral la kalaat ñëpp ku ne xama kala man jëru coow lii di bëri xama damay kam def coow aj bari Bala jolo Wagina tala Mo bu jipeng den bi Xajamul bagla Sen melakani pon Mom lay ngañe di ke son ngeen feñ ngeen mel la pon sul ker di ñu tere feñ sin sen bañu wex ñun rek ngeen feñ bañ Let's do it Me am a nigga yeah dañu dox ci rap Désormais don't you must adapt man So don't take it serious Work hard play hard nigga Game time they sign nigga Sa rapport suñ ko gisee muy rap ay real time la ñu def nigga Let's do it Welcome to the ghetto Gala undu gala cleanses Ba pare doon sa hero Mënuñu bokk game nigga Fuck you nigga zero Gang ne réveille pas les lions qui dorment, on est un affaire tellement classé. La révolte de la balai, méfie-toi sinon tu es mort. Dis-moi ce que tu sais, négro, je te dirai ce que tu ignores. Dans ce game, je suis le père, je suis sévère, je suis le bâtard, je suis le beau-père. Depuis le début, révèle, répi, religieux, qui s'est n'a dit, le foyer, mon aime, garde, défi, rank, me, gars, jaru, chip, désormais, comme à Opala, game, on l'eau, 3-0, yeah, comme à Okanda. Mangi, si kanga, mu, kanga, mi, jox, nañ ma, xam, mi, represent, Kambori, you never dance with it, then you're real. Man, dama dog, yeah, flipper, kite, maa ngi joué, est-ce que yaa ngi frique, ñu ma war a loogu, ñoo may diray mbagg. Désormais, zéro break, am pite, nday képp de premier pas bi, escargot bi, du teebu géej yi, yamuñu valeur, donc ñoo bokk géej, nigga. Géej! 1-3, c'est 2-0, nigga. Ça, c'est no boys game. Et mon mec, Kilo Show. I know. Voilà mu ngi noonu tout sur le plateau Weekend 7 tubarkalla comme ni ma ko waxee woon sànq Real Love génn nañ si non Crazy Love génn nañ si ñëw ci li nga xam ne mooy Real Life mu nekk clip bu dope vraiment ñu gis ngeen nekk ci àll bi dugg ci li nga xam ne mooy zone élevage bi dugg fu ne la moo tax yéen ngeen doy waar ngeen fal la moo tax sali yéen ngeen la moo tax rappeurs yi doy waar sali bëgg ay affaire xam nga pap dugg ci affaire yi ngeen mooy loolu waaw mooy yoon foog ñu ruubee gém bi yaa laajul nooyal quoi gém bi laajul nooyal foog ñu yëngal quoi moo tax ngeen dugg ci àll bi génn xam yéen que ñoom ay porteurs de voix lañ exactement dinañ dem découvrir ñoo xamante ne ñun xamuñu ko woon léegi genre lan moo leen posé ngeen tourné li nga xam ne mooy clip Real Life bi fi nga xam ne moom mooy genre yu mel noonu parce que gis nañ leen ngeen dugg ci ay boutique dugg ci àll genre loolu la lay illustrer quoi non parce que juste dañuy wone li nga xamante ne ñun moom la ñuy dund
moom la ñuy dund parce que soo xasee wax real life yow sa bëgg-bëgg fi nga jógee ak. ma yow ak real fi life nga ngay toll dund nii quoi ak ni nga teewee nii. baa woy real life laay dund real life laay dund frère. affaire undu bi quoi bu métti bi. baa nga teg bi quoi. waaw mais kon bàyyi bu teg bi quoi. yoole bi maa nekk. dégg nga bere ngay am foofu dégg nga rappeur bi de ci yoole bi. baax na lépp mën naa nekk ah. Sali dégg nga. dégg naa ko ci yoole bi. noonu la sax mais xam naa ne àggoo leen ci tous tasal bi. non boobu day xaar daan nooy quoi. lay. ñun lay dëgër quoi ala sawaay rang muy dëgër. waaw waay. bu la mën a neexee ku neexee la nga bëgg ah. waaw tous tasal am na ñu ko neex am na ñu ko bëgg tubaarkaale. mais ñoom nga xam ne ambiance la ñuy wër suba ba ngoon. baax ba tey man du ma toll ci xale géejawaay yeeg yëmbali. du ma toll ci benn provocation Sali barki yàlla fu mu toll nii moom lépp ci jàmm laa koy def mu ngi noonu real life ñu gis que vraiment mu nekk benn clip bu top gars yi dugg ci li nga xam ne mooy ci àll bi génne ay images vraiment mu nekk clip bu rafet vraiment ah. donc mu ma nekkoon premier clip bi ah. waaw mu nekkoon Crazy Love moo nekk deuxième clip bi. donc lan la ñuy xaar ci li nga xam ne mooy El Gringo yan affaire lay tegaat pour l'avenir quoi. pour l'instant nii maa ngi sama benn projet def diff. d'ailleurs son bi génn na sax mais mois bi laay xaar su dee rek après ma nekk si tournage bi quoi. mais instant bi nii moom daanaka def diff way di ngeen gis yeneen mbir quoi. parce que gars yi def différence exactement. parce que dina def mooy def différence. waaw man sama dégg fu ma jaar. gars yi léegi moo ni def différence ah c'est ça. waaw notez ça def différence. def diff waay voilà. ak yeneen i featuring yi nga xamante ne gars yi xaaruñ ko yëpp a ngi ci biir quoi. d'accord léegi projet la quoi. léegi bu ñu doon wax El Gringo bon kan la bëgg instant bi kan bu doon ñaan wala mu doon def appel d'offre. kan la am ambition rek def ak moom featuring. genre wala la ci kan la koy xaar quoi wala kan la bëgg def ak featuring fu mu toll nii. fii nii si au Sénégal quoi. bah ici au Sénégal au niveau de la localité à Dakar partout. ok bëri na donc ñun bëri na ñi nga xamante ne ay rappeurs yu nga xamante ne comme HDBS fii naa lu muy def nga xam ne trop franchement ak ñeneen mënuma citer yeneen tur yi. dinañ xaaral leen ma foofu dinañ def benn maa ngi ci projet bi nga xamante ne ni day laaj gars yu bëri yi nga xamante ne dañ ci mën a participer ñi nga xamante ne fii naa ñoom lu ñuy def quoi. dinañ ci mën a participer. mais comme kan au juste. comme HDBS. waaw ay ñoom kii BMG gars yooyu noonu. donc ku disponible nekk à ta portée rek. exactement moom il sera la bienvenue ak Omzo Dala aussi. d'accord gars yooyu noonu. d'accord bien donc sànq aussi dégg nañ ko ci li nga gënoon sànq écotrip la wala freestyle. écotrip la freestyle la. léegi bu la neex léegi fan ngay ñëwaat ak ñun. waaw mën naa ñëwaat si yu bëri ah. ay ci bisimilah da ko dal tey du sedd tey moom wax dëgg yàlla ba si mu ngi noonu El Gringo ma mel 193 720. dafa leer na leer fii dara leeragul. du ma dee si samay gént te duñ ma rey si samay souvenir yow maama yokkal ñaari demi nee na léegi ma lañ def suspect I got my mind maa ngi dem yoon baa ngi lëndëm maa ngi zero regret ya foog fake friend yu may fekk oh my god nee na ma la ñu disturb ya xaalis sama yoon tele sama bakkan di crazy I'm sorry for myself léegi dama saay fa neex laay fële asalaamaaleykum de roya ñoom ñëpp nduroo flow bom de pétas lu may gën a màgg gën a jege yàlla gën a jori seetaan dëkkee di wóog sekk ma ñoom xëy ngir yàlla maay gaddu ba loo ñu wax lu du waxu xaalis yee kenn du la déglu booy lii lu mu doon xale yi mool yi léegi duñ sol slip yee dañuy tëmbal du neex du doy laal sa soo laal sa kees foog sa ki nga ñu ci dees akuna matata mënoo ren ma ndax saa yi sim nañu yow cuune nga ndax man I'm sorry for myself bre gang loolu kaa la léegi boo ko defee lan moo tax xale yu mool yi waaw wallaay naka noonu wallaay mu ci ay détail rek laay dugg affaire bu garaaw. waaw mais lii tamit détail la de dëgg yàlla yow ñëw defar léegi benn son ba ma apprécier léegi nga clash ñu tamit. classe na leen de. non même pas Sali mani kii laal na leen de waxal ak moom. Souleymane da ngaa bëgg yëkkati ci plateau bi ñu waxal ak moom. xale yi jigéen yu moo dëgg yàlla nee nañ ñu ngi. sol si may tëmbal de. ah bon. mais bon ça se comprend ndax tàngaay bi et tout mooy loolu. dañ koy bàyyi mu jàll voilà mu ngi noonu. tubarkalla El Gringo il se nomme un gars pétri de tronc tubarkalla def ñaari clip yi nga xam ne vraiment c'est dope gars yi apprécié nañ ko da nga koy gis un peu partout au niveau de la télé. là il a campé le décor merveilleusement bien El Gringo. donc ñu koy siyaaraale ki nga xam ne mooy ménageur am Abdou
Abdou Samb. c'est mon gars depuis xale. gars bu terrible la woon tamit. bu bëgg ay affaire undu yi mooy loolu. voilà ba tey mu ngi ci de maa ngi koy siyaar bu wér Ziga fashion lañ koy wax. dafa leer borom tatouage yi ah. mooy def ay tatouage lépp lay def. man bon dama bëgg benn tatouage boo xam ne voilà après moom moo koy gérer quoi. non en fait moom day def lépp mooy comme xale yu mool yi waaw. ñi nga xamante ne bëgg nañ comme ay. xale yi fii gars yi dañ koy rang comme c'est pas possible yàgg naa ko fekk événement Dakar. mu ngi gars yi di ko rang comme c'est pas possible. waaw dafa laaxatu rek ndax. maa ngi koy siyaar jaar na ci mu ngi noonu. magum la dëgg yàlla. ak yu gën a yéeme yooyu. waaw yooyu yëpp xam nañ ko ci moom. yooyu yëpp lay def. waaw mu ngi noonu donc voilà El Gringo moom lañ amoon tey ci li nga xam ne moom mooy studio Zone 7 TV la télévision des 4C ci émission bu baax bi émission bu mag bi émission bi nga xam ne képp kuy daanaan képp koo xam ne mën nga li ngay def dañ lay andi fii nii. wane sa talent képp ki nga xam ne aussi da nga nekk doomu dëkk bi bëgg ci di def dara ñu xam ne yow bi li ngay def bëgg nga ko dañ la fiy andi nga wane li nga xam ne moom ngay def waaw du ñu yem ci rappeurs yi kese du ñu yem ci mbalaxmaan yi bongomaan yi dañuy dugg ci li nga xam ne mooy mbër yi mënuñoo invité sax tatoueur yi waaw invité li nga xam ne moom mooy caméraman bu xarañ ci li muy def invité ñi nga xam ne ñoom ñooy menuisier yi nga xam ne dañoo mën li ñuy def peintre yi nga xam ne dañoo mën li ñuy def ñëpp la ñuy invité comédien yi nekk ci dëkk bi xaar leen ma dinaa leen woo kenn ku ci nekk ak ñi def yi nga xam ne moom mooy la télévision des 4C ñu waxtaanee ñu rogalaan Sali du noonu dëgg la comme dañ leen di faire découvrir de nouvelles têtes de nouvelles choses de nouvelles astuces kon ñu nag yéen pareeguñu ci kanam lay gën a neex tubarkalla El Gringo donc voilà mot de la fin kan ngay remercier kan ngay nuyu waaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu sama fans yi maa ngi nuyu ñëpp ba di nuyu secteur bu mu jógee Kër Ndiaye Lo Nouvel Horizon ba même yow sa secteur Naflaay waaw gars yi maa leen di siyaar quoi waa Thiaroye waa Town gars yëpp maa leen di bëggee bré du changé gang bré du changé mu ngi noonu El Gringo lañ amoon tey donc di ko sawda bu baax di bëggee gars yi bi ñu 1 9 3 7 2 0 dama mujj maîtriser affaire yi de. dafa leer est-ce que bokkoo ci code bi. ah est-ce que bokkoo ci code boobu génnuma ci code bi tamit de. mais nag bon dugguma ci code bi tamit de. dafa lëndëm daal en tout cas xam naa ne daal. mu ngi noonu. code bi dafa yaatu la. donc voilà dafa yaatu lu nekk xañ na si quoi. voilà mu ngi noonu El Gringo donc voilà di ko kontaanee bu baax a baax. xam naa di ngeen ko gis après voilà ak page YouTube am et tout dinañ ko communiquer après ci suuf bu ko defee ngeen ñu koy suivre foofu noonu. ay clipam aussi dañu ko faral di teg fi nga xam ne mooy au niveau de la télévision des 4C la Zone 7 TV télévision askan bi. télévision bi nga xam ne lépp lu baax lépp lu nice fi dañ koy jaarale. ñëpp daal di koy gis ñu rogalaan ko ci suuf rek ndax Babacar tout est possible dëgg yàlla El ñu ngi lay siyaar. di la shout di la kontaane on se donne rendez-vous incha allah. bon ci kanam tuuti. donc xam naa da ngay génnaa rek li nga xam ne mooy benn genre écoutri freestyle nu mu mënti demee rek ay sama ngi noonu. ok yeah je connais des négros qui peuvent pas faire du peur et nous fatiguer de ego yow nigga you never you fucking be killing yow démb laa tax tey laa yéeg taxaw woote saaga sanday ne la fuck you nag non bokkuñu bu nga seen kanam ne génne bu xiif non bokkuñu ma 100% deretu nderek mooy daw sama yaram ya nii nga ci duula di tegalu tenga des accéléré game bi teglu tem comme Machiavelli bitch nigga yow mënoo ma jëlee am king power I'm on the bed I'm king power I'm on the bed I'm a real nigga yow laara bit yow dëpp dippi xefal xippi ren di jéggi sim naa dibbi fayal mënem gaara dippi rang wi gaaw jëru cit dajoon yee combat bu Balla Gaye Modou Lô yee 3-0 yee combat bu Kàngam maa ngi si kàngamu mi jox nañ ma xam-xam mi représente Kampori yeah bré mu ngi noonu El Gringo la ñu amoon tey mu nekk suñu invité vraiment kontaan nañ bu baax ba mel wax doon rendez-vous ci beneen level Sali wallaay Balla Gaye Modou Lô très fier ci liñ ko Balla Gaye Modou Lô bi comme invité Balla Gaye Modou Lô bi ba tey yooyu xam nga El Gringo mu ñëwee fi di wax Balla Gaye Modou Lô tamit xaw yooyu bëgg a tooñ la quoi waaye ku ne xam na ne Modou moo mën Balla Sali dañ koo kiiwul nii rek loolu tamit foo nit ñi wax bul jaaxaar jaar nit da nga koy daat ñaari yoon rek yaa xamoon wala da day bay heure la woon ay coalition sot Modou yooyu gisoon nañ ko man léegi mujj dama merloo sax ci lim tuddaay Balla Gaye Modou Lô affaire noonu kii man damay arrêté parce que sax li muy wax nii tamit Balla Gaye Modou Lô Balla Gaye Modou Lô waa léegi Eumeu Sène Balla Gaye waa léegi Eumeu Sène Balla Gaye léegi Eumeu Sène Modou Lô gis nga bul bi nu mu tourné c'est-à-dire fii ku la mën rek am na ku la mën te keneen ku la mën am na ku koy duma nii la mbir yi demee Eumeu Sène Balla Gaye voilà Balla Eumeu da koy duma Eumeu di Modou di ko duma Balla di duma Balla sax du duma woon
yooyu daan mu loolu laay mën a wax pour rafetal ko ay si mu ngi doon kontaane waat nañ leen bu baax a baax li nga xam ne moom mooy weekend 7 nii la andi yoon ñëwoon tey ci li nga xam ne moom mooy Actu Buzz di net rubrique découvert astuce beauté et bien-être ñëw ci li nga xam ne moom mooy astuce beauté et bien-être invité du jour moom moo génn sànq muy El Gringo suma gars yi ñu koy char baax a baax léegi nag dañuy clôturer camper le décor ak li nga xam ne mooy rubrique bu baax bi rubrique bi nga xam ne xale yi la ñuy xaar ah mooy rubrique TikTok léegi nag dafa am beneen affaire bu bees bi nga xam ne tubaarkàlla dañ koy andi mooy 11 13 c'est vous da ngay toog sa télé di snap di seetaan di jeesul ak Sali ni ñuy doxalee wala di jeesul ak Sali ak Fatimo ni ñuy doxalee seen émission bu ko defee nga envoyé ñu ko au 77 jëlal numéro bi 77 463 48 98 ma koy envoyé au 77 463 48 98 bu ko defee ñu daal di koy teg mu nekk benn bees bi nga xam ne tubaarkàlla macha allah léegi loolu bu ñu ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a leer la ñoom ñoo gën a rafetle après dañ leen di seet si seen kër daal di waxtaan ak ñoom Zone 7 TV déplacé wu pourquoi pas benn Sali ñëw def déplacement de rangement ñëw seet si la ñi nga xam ne ñoom ñooy les fidèles téléspectateurs de Zone 7 TV la télévision des 4C ñu may ma foofu tuuti rek ñu may ma tuuti foofu noonu si ginnaaw bu ko defee ñu daal dañuy xool li nga xam ne mooy moom la ñuy seetaanee émission bu baax bi émission bu neex bi wax dëgg yàlla seetaan Sali mu jongama bi Sali ci reetaan mu rafet bi Sali ci sañse yi Sali ci astuce beauté et bien-être yi Sali ci affaire yu baax yi bu ko defee tamit ngeen mën a seetaan di jësul ca sañse ba di jësul ca bañu or ya di jësul ca sakar yàlla côté ba bu ko defee mu ngi noonu du ma rek benn provocation dëgg yàlla ay ca mu ngi noonu si c'est ok au niveau de la régie ñu daal di koy terminer li nga xam ne mooy rubrique TikTok rubrique bu neex bi rubrique bi nga xam ne xale yi mu luñu bëgg rubrique bi nag dina bëri ambiance waaye dina bëri leçon tamit rubrique baa ngi noonu ay ca kër goo xam ne bi jur say doom ñu jur askanu ngéwal kenn mënu cee way kenn mënu cee tëgg man li jaaxal na ma tey di ngeen aw way baa ngeen tëgg par force yaa ma woo ma di la woo kaay fii ndaw bu gisul kamu min dala weet yaa ma gisoon bëgg ma takk ma yaa ma teeral ndaa ma kaay wuyu ma naa ma woo aw ma loolu ma la yow yow góor yow duudu dama kontaan si yéen mais Galsen nii la da ngay wane sa jon ñëpp di gis xale yu jigéen yi noonu la fis amul ragal maag yéen xoolal ñoo daan ànd depuis temps booy kon man tey en tant que acteur du ma seetaan lii damay wane sama jon ñëpp di gis bro come on bro come on Galsen ñëw leen frère ma wan leen sama jon fis kontaan naa ci yéen don't worry bro I will soutenir you. Where is my John? Where is my fucking John, bro? Hold on, boy. dama ko plané gaale maa ngi koy jëlee ay forget it at home ok bu fekkee ba ngeen ko gis ngeen commentaire ba ngeen gis sama John maa ngi ñëw. Bon, je vais vous poser des questions. Votre réponse devra être rapide, d'accord? Ok, on y va. 37 plus 14. Rapide! I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white.
ok voilà mu ngi noonu tubaarkàlla gis ngeen ko astuce beauté bien-être ñëw nañ ci man astuce beauté bien-être bëgg naa ko de xam nga rubrique TikTok laa waroon wax. wallaay ndax xam nga beauté dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla nit ku ci nekk war nga cee jéemati ci góorgóorlu sali bu la xool tubaarkàlla nga génn def say kii sa non nit dafa war a nopp boppam damaa nopp sama bopp waaw billaay tubaarkàlla yii nag yii ñu ngi teg fii nii feeling ndeysaan ca feeling ba la ayca mu ngi noonu rubrique TikTok gis ngeen ko waxoon naa dina bëri ambiance mais dina bëri leçon boo xoolee rubrique beauté kii rubrique TikTok yow beauté intéressant rubrique TikTok boo xoolee rubrique TikTok bi xale yi di yoole mooy loolu tous tasal waxoon naa leen ko sànq ci tous tasal bala ndax yi dafa bokk ci yoo xam ne plan Sénégal émergent Macky Sall di wootee sax son excellence yi da ciy baax ndax dëgg yow gis naa la nga ñibbi yow dëgg laa la wax balaa neex xaw bi ab yi xale di zonzé di soulagé di ambiance di génn tous tasal bi wax dëgg yàlla waa Pikine ma leen di nuyu bu de passage di ko leen siyaar baax maam benn suma jigéen baax depuis Damel xale Pikine la ki nga xam ne moom mooy Mounas maa ngi koy kontaane baax waa cité Damel dako fa suma waa chambre Rama Diagne mami ak ki nga xam ne moom mooy sama rakk ji maam Diarra di béggee ñi nga xam ne ñoom ñooy waa chambre est-ce que ma limee du ma juum tamit waa logement Damel xale étudiants yi war kàlla gars yi kontaane naa leen jël affaire daal jox ko Rama bu ko defee mu tas ko les saafara di ko jox njolaay mi nga xam ne mooy porte parole bi mu daal di koy tas di jaale waale nag ki nga xam ne mooy sama doom Fatou Diop moom mi ngi ñàkk papam démb ba ñu koy ñaanal bu baax a baax yàlla may ko xolu muñ di ñaanal waajuram boobu nga xam ne génn na àdduna yàlla xare ko aljana suuf sedd ci kawam wax dëgg yàlla sunu xarit la wax dëgg yàlla moom moo ñàkk waajuram démb di ko ñaanal di ko jaale bu baax a baax di béggee nag bu baax a baax ñi nga xam ñoom ñoo ni seetaan l'émission tire à sa fin parce que voilà mu ngi noonu 3 minutes moo ñu desee ci li nga xam ne mooy 11-13 du week-end 7 àndoon na ci ki nga xam ne nag mooy xale bu tëngéej bi xale bu baax bi xale bu yaru bi xale bu mignon bi xale bi ci reetaan bu jekki bi xale bi ci waa bu neex bi tubaarkàlla xale bi ma almet ba ma mel ni te péeral di ko xalaat di nga woo daan ko damaa bëgg a dégg sa baag yooyu yëpp naturel woon naka jekk laa xam ne sëriñ li mu ko bëgg nii dara naturel la ci waxal ak askan bi wallaay jaxase gis nga jaxase naa ko askan bi te concentré ma jaxase naa la askan bi yaa am almet bëgg maa siiwal Salim maa yow kan moo almet moromam ba kan moo doon woo ñun lébu yi dañoo am ay xam kan mooy jékki saa di la woo waaw man mi nga woo ne ma ñëwal def émission tamit ma bàyyi li may def xam nga laata ma laa woo naa la ñëwal def émission woo naa la ne la dama bëgg dégg sa voix di la xalaat te yow daawul am léegi yooyu da doon liggéey mu daal di këpp ndax diine moom dañ naan néeg la borom a tey fanaan loolu almet bala de ca almet la kon naka jékki dama la bëggee nii lii naturel li nga doon defa këpp sa kaw naturel loolu daal ay ca muy noonu chers téléspectateurs ça a été un immense plaisir de partager ce plateau avec vous tout en espérant qu'on se retrouvera dans d'autres émissions et bientôt même. Inch'Allah rabbi. On se dit à la prochaine. chaque samedi waaw chaque samedi bu ko defee ñu ñëw wéyal buux daal di leen kontaanee bu baax ndax xam ngeen suñu wareef ci yéen mooy dàq naqar dëkkal baa neex ñuy béggee ba mu baax c'était DJ Sul ci week-end 7 kontaane naa ñëpp la commune de Sangalkam le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire mon mentor monsieur Modou Diop Cheikh Gueye Laaxi Saafeur siyaar naa ñëpp su ma limee juum papa et maman je vous aime voilà waa Ndar Awa Diop moom bébé kontaan dinaa ñëpp waaw ndeysaan ak cappali sama yaay bopp jooju nga xam ne ba ma xam ne damaa bëgg cappali wallaay sama yaay mel ni sama morom cappali ak sama jëkkër jooju di sama papa moom sama papa lool billaay mosuma ci am déception macha allah la cat yaay de 20 ans de relation yàlla baax na ay ja mu ngi noonu leen di ko daal bu baax di la jox di daje insha allah rabbi samedi prochain ci week-end 7 xale yaa ngi noonu ñu dem yeneen cas waaw donc ñoo bokk géej négo géej 1-3 c'est 2-0 négo Latino Boys Gang et mon mec Kilo Show I know